li gën a fees ci bopp xibaar yi jafe-jafe ba léegi ci wàllu enseignement supérieur ak étudiants yu xëy amal ay manifestation mooy ñi nekk ci université virtuelle dinañ ci dellu soit ci jafe-jafe gi nga xam ni moom la ñuy jànkuwanteel ba tax ñu amal doxu ñaxtu tey jële fii ci Dakar ndox ak courant doon lu jafe lool courant bi dëkk ci coupé ndox itam quartier yi kam bariwul ci Dakar dina am pàcc guñ ko jagleel ci xibaar yi wàllu tàggat yaram Côte d'Ivoire xëy na mën a doon kii sagal Afrique ci mondial yi am saa si tembe ca Brésil leneen ci wàllu tàggat yaram Adja bi tey dana ko faram fàccee yéen kay yi la ñuy ndax keppe xibaar yi di ci ànd ak El Hadj Ahmed Aïdara aleykum bari nañu lool ay étudiants yoo xam ne ñu ngi ci université virtuelle di jànkoonte kay jafe-jafe fan yële waa Mbour la woon ginnaaw ba waa Saint-Louis tey jii itam fii ci Dakar def manifestation sabab bi mooy kilifa yi gën leen valoriser ndax seen ëllëg leeragul ndax ni seen yëf di cooxee surtout ci wàllu njàng may li tax ñu daal di yëglu bu ñu sukkandikoo ci ki yor seen kàddu François Diouf. dañ leen a bëgg a xamal que ne université virtuelle fii dara doxu fi ñun janvier la loolu commencé suñu cours yi jusqu'à maintenant ñun defaguñu dara kenn jotagul boursam ba nii may wax ak yow suñu ENO yi xamaguñu fan la nekk donc ñun ñoo ngi koy commencé ci Mansour Faye suñu coordonnateur bi jëmee ko après ci ministre bi après pour le président de la République ñoom bu dee université virtuelle du dox ñu wax ñu une chose claire ndaxte instant bi nii est-ce que université virtuelle existe na c'est ça la question que posent tous les étudiants de l'université virtuelle ba nii may wax ak yow benn étudiant jotagul boursam machine yi ñu waxoon ministre bi waxoon na semaine bële passé que ne ñun dinañ jot suñu ordinateur yi d'ici 3 semaines nous sommes dans la 5e semaine. François Diouf moo doon wax noonu ci turu étudiants yi nga xam ni ñooy dund ay jafe-jafe ci ñàkk ay jumtukaay ñu ni muy ñi nekk ci université virtuelle nga xam ni mënta ñàkk ñu am ay ordinateur ak itam yeneen ci ay jumtukaay yu ñu mën a jàngee. ñuy wax itam ci wàllu examen fin d'études élémentaires muy certificat entrée en sixième fële ci diwaanu Diourbel toll nañu ci fukki junni ak ñett ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari ndongo yu amal yooyu lay jongante situation wu examen yi foofee ca Bawol ñu fekki fa Abdoulaye Diagne ak Moustapha Ndaw ci fukki junni ak ñett yu topp ay ndongo lañ yu wut CFE ak entrée en sixième ci région wu Diourbel. Au niveau de l'IF de Bambey, le nombre de centres est de 30 et les candidats sont au nombre de 4 958. Au niveau de l'IF de Mbacké, nous avons 23 centres pour 4 265 candidats. Dans l'IF de Diourbel, on a 28 centres pour 4 169. Ce qui fait au niveau académique 81 centres pour 13 392 candidats. noonu yi kilifa ak région bi ne matuwaay yëpp jël nañ ko ngir examen yi am ci lu mucc ayib. mbir mi ngi jaar ci yoon. centre yi ñu visité wane na ko. téeméer boo jël daanaka lu tolloog ñaar wala ñett ñoo ñëwul. loolu vraiment ñi ngi koy rafetlu. globalement daal mën nañ fii ci Diourbel ci Bambey ak Mbacké examen bi mi ngi jaar yoon. noonu yi mu toftal ca ne li nga xam ne moom mooy résultat bac yi ñu génn muy bac technique nekk na loo xam ne taxul la mu baax trop waaye yaakaar ba tey ñi ngi koy am ci lu ni mel. bac technique bi pare nañ maanaam premier tour bi. ci wàllum résultat yi ñu jotagun am bon seetlu nañ ne xëy na li ñu doon yaakaar amaguñ ko parce que ñi jàll premier tour néew na lool mais ñi ngi yaakaar ne xëy na deuxième tour bi taux d'échec bi du bari. ci Mbacké inspecteur éducation ak formation amal na am nemmeeku ci centre yi ndongo yi di jongante niñ koy amalee ci examen bu jot. maa ngi lay jaajëfal Abdoulaye Diagne ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ci jafe-jafe ñàkkum ndox ci Dakar fu ci mel ni cité Sonatel nekk ci Nord Foire askan wi 4 heures du matin la ñuy yeewu ngir mën a am tuuti ci ndox mu ñu mën a jëfandikoo lu mooy loole yeneen ndox yi fa citerne yi di indi wóorul sax ngir naan ko. loolu di jafe-jafe gu xaw na yàgg ak ñoom nag te ba léegi amaguñu benn réaction bu bàyyeekoo ci kilifa yi SDE ni SONES reportage Alassane Balde El Hadj Malick Diop. nekk fii ci diwaanu Nord Foire ci Ndakaaru askan ba fa yeewoo nag ne tàyyi nañu sonn nañu ci ndox yi nga xamante ni moom lañ leen jox bawoo ci camion citerne yi ñoom ñoo ñene ndoxu robinet moo leen ñor gannaaw jafe-jafe yi nga xamante ni ndox boobu mën na leen koo indil. di wut ay ndox ak yooyu noonu ay citerne yi di ñëw tey mu ñëw suba du ñëw. ndox bi moom dinañ ko mën a raxasee douche daal di def ci tâche ménagère yi mais quant à togg ci moom mënuñu see togg parce que vraiment ndox bi wóorul daal. ñu fekk leen ñu dajaloo ca terrain ba nekk ci cité ba ñoom ñooñee nag ne ñu mënatuñu di yeewu bés bi yàlla sax xaaja guddi rek ngir wut ndox. ndox bi day ñëw ay 4 heures du matin wala 5 heures du matin nga bëgg a xëy liggéey 8 heures wala 9 heures du mën a nekk moo tax ñun ñëpp ñu ngi ni am problème bu bopp dañuy toog ba 4 heures du matin pour root yaa ngi dégg
moo tax ñuy ñaxtu pour ñu jàppale ñu fii pour ndox bi am. ñu jàpp nag weeru koor bi nga xamante ne mi ngi jub si rawatina tàngoor gi ñu ne ñëwul ngir yombal seen ay mbir. dafa metti tàngaay bee ngi ñëw bientôt ko koor gi mënuñoo yeew di dagg suñuy nelaw di root à chaque fois. ñàkkum ndox ba ñu ràññee ca gox ba te mu fës fa lool te yàgg fayit askan bi nag dem ba samp laaj ndax Ndakaaru Njaay di capitalu Sénégal la ñuy daal di yeewoo. 26 boo fa demee dafa am ndox Yoff boo fa demee am na ndox mais pourquoi pas Nord Foire doom ndox. am na itam ay jafe-jafe ci wàllu courant bi ni muy coupé itam métti na lool saa si tembe ci Dakar waa Senelec def nañu benn communiqué def ay précision ci indi ay leeraange ci wàllu boobee sabab bi mooy centrale bi nekk ci Kounoune nga xam ne lu néew waroon ne produire lu toll ci 64 mégawatts léegi 14 mégawatts donc lay produire ndax li ñu amoon ci fuel boo xamante ni bi baaxul bàyyeekoo ci société africaine de raffinage doon li sabab jafe-jafe yooyee waaye kilifa yi ñu ngi ci ngir jéem ci indi solution ba wàccuwanteeg li leen war ci jox askan wi qualité bu baax ci wàllu électricité. leneen ci wàllu xibaar itam nemmeeku nañu ay dysfonctionnement muy loo xam ne doxul ci wàllu téléphone surtout ci pèlerinage bi am ci Popenguine loolee kilifa yi ARTP yi nemmeeku nañu ko te jot itam kàddu jàmbat gu bàyyeeko ci askan wi mooy li tax ñu dànkaafu opérateur téléphone yi nekk ci Sénégal nañu respecté seeni engagement ndax zone bi dafa làqatu wala dafa xaw a sori mënuñoo am réseau bu ko couvrir du lu ñu mën a dugal ci nopp consommateurs yi nit ki di fay ARTP moo tax ñu def ci ak leeral boole ci itam dànkaafu opérateurs yi ñuy respecté seeni engagement nit ki fu mu toll fu nekk war na mën a am réseau bu ko jàppandalal mu def communication ci na mu jaadoo surtout xew wu mel ni pèlerinage gi amoon foofee ci Popenguine muy pèlerinage marial ki nga xam ni moo yor lu jëm ci wàll boobale ci SAR mi ngi tudd Amadou ci ARTP mi ngi tudd Amadou Lamine Diaye kàddoom Aminata Dramé moo ko tataan. am na ay rëq-rëq yoo xam ni seetlu nañ ko foofu bu doon suñu sago daal ñu gën a defar suñu taxawaay bu ma nee suñu taxawaayu ARTP la ak taxawaayu opérateur yi nga xam ne ñoom ñoo fay nekk waaw bëgg nañu daal pèlerinage bii di ñëw ak yeneen xew yi nga xam dina xew ci dëkk bi muy gàmmu muy màggal ak muy lu mu mënti doon te day dajale ay nit bëgg nañu daal ñu góorgóorlu ba kenn ñu sikk ci dara waaw boobu benn la ñaar dinañ jël ay matuwaay tamit ci ñi nga xam ni defuñu seen warugar ci wàll boobu dinañ jël ay matuwaay boo xam ni daal dinañ leen su fekkee ni yoon may nañ ko ñu daan leen ay daan yoo xam ni dinañu góorgóorloo bu beneen ne loolee doon lu leer nañ kon ci dànkaafu gi nga xam ni dànkaafu nañu ko opérateur téléphone yi nekk fii ci Sénégal ci li ñu respecté wul seen engagement par rapport ak ñi di consommateurs yi ci jox leen couverture bu baax lool ci wàllu réseau surtout ci événement yu mel ni pèlerinage marial ba amoon fële ci Popenguine waa agence de presse sénégalaise liggéeykat yi ñu ngi jànkuwante ak jafe-jafe moo ne day nguur geek boot ëmb ko waaye seen nekkin baaxul benn yoon te situation la boo xam ni mënuñu ko bàyyi muy continuer ndax mu ngi bëgg a yàgg nag yooyu lay taskatu xibaar ak liggéeykat nekk ci wàllu presse bi loolu mooy li tax ñu amal benn conférence de presse ngir dénoncer seen situation boole ci itam sàkku ci gouvernement bi mu jéem a indi solution ci seen i jafe-jafe Gora Ndak Lo moo teewoon seen conférence de presse. assemblée générale ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru son bi weesu liggéeykat yi nekk ci agence de presse sénégalaise janook taskatu xibaar yi ngir naqarlu anam yi ñuy amalee seenub liggéey. mën naa ni suñu demee ba septembre subvention ba jeex na maanaam bu ñu demee tey jii ba septembre jot APS dootul fay salaire dootul dox parce que xaalis bi day jeex. ñàkk a gis ministère de la communication tax section SYNPICS di woo ñii di autorité yi ñu wàllu leen ca na mu gën a gaawee. suñu ministre de tutelle man maa ngi koy lancer message en tout cas déggaguñu ko ba APS de kii ba léegi. muy suñu ministre de tutelle Bamba Dièye moi je le nomme dama koy nommer déggaguñu ko te war ngañ koo dégg. ñàkkum koppar naka noonu ñàkkum jumtuwaay tax liggéeykatu APS yi xam le ni boo muyul dinañu bank seen loxo. loolu nag ñun ñu ko jàngatee ba pare ñun ñu ni duñu toog ba la ñu daloon di ñu dal ñuy wër ci mbedd yi di yuuxu wala ñuy grève wala ñuy toog naan fayuñu salaire defuñu danañu attirer d'abord attention autorité. ñu janook taskatu xibaar yi section SYNPICS bii ëmb liggéeykat yi nekk ci agence de presse sénégalaise diwoo état bi mu indi ay saafara ci jafe-jafe yi ñuy dund laata ñu leen di dégg feneen. fexe ba respecter lépp lu jëm ci wàllu genre muy yamale jigéen ak góor ci wàllu responsabilité ak wàllu liggéey ak kóoluteef ci wàllu doxalin ci géew yi ñuy tase xibaar ci Sénégal yitteel na bu baax
ñi nga xam ne ñooy càmbar lépp lu jëm ci wàllu genre ak li koy kantanal fii ci Sénégal wundu benn ndaje boo xamante ni bi amal nañu ko ci fondation Konrad Adenauer fii ci Dakar nga xam dana am lu toll ci ñaari fan li ñu ci jublu mooy fexe ba organe de presse yi wala maison de presse yi respecté li nga xam ni mooy ak yamale ci wàllu responsabilité ak wàllu liggéey ci diggante góor ak jigéen ñu koy wax lu jëm ci wàllu genre ba ñu indi benn bedduwante ci xëy na kii moo gën a man lii wala kii mooy nekk kilifa ndax xëy na góor la ak yu mel noonu lu ñu war a faxas la ci këru tasukaay xibaar yi nekk ci Sénégal Adja Aïcha Ñing fekk woon na ndaje bi. jigéen ci wàllu tasum xibaar dëgëral seenu taxawaay ci rédaction yi moo dajale fanweeri participants ñu suqali seenu xam-xam ci wàllu genre ministère de la communication ubbi ab lël ci fondation Friedrich Ebert. ñu bëgg également li ñu wane souvent di xotti war ma jigéen ñi di ko wane ci médias yi ñu daqal ko te ñu gën a wane li nga xamante ni moom la jigéen ñi di liggéey di ko apporter ci développement Sénégal. bëgg nañ aussi que instant de décision médiatique fa ñuy dogalee jigéen ñi bëri fa na bu ñu fa bëree aussi dina influer traitement information bi dinañ gën a wone taxawaayu jigéen ñi ci en tout cas réew mi. li ñuy wooyee genre bariwul ñi ci seen xam-xam màcc. C'est une lunette d'analyse, une manière de regarder, d'analyser notre société. Qui est qui dans la société? participants yi rafetlu mbirum genre yokk ci ne jigéen ñi dañuy def seen liggéey ba mu mat ci rédaction yi. xam-xam bi approche bi. méthodologie bi. jigéen ñi lu góor ñi di def ci wàllu tasum xibaar rek la ñu def amul benn différence. lu ñu ciy xaar bari na ci lël bile. ñu won leen nu ñuy def pour seen liggéey gën a yemb ci prise en compte du genre. ñun ñi fi nekk tey des journalistes di ñëw pour renforcement de capacité bu ñu demee ci suñu rédaction dañu xamal nit ñi ne question genre comme ni ko Rokhaya waxee di jeunes yi. ñu daldi ko gën a bàyyi xel ci suñu programme. gannaaw ñaari fanuk séminaire journalistes yi dinañu leen gunge ngir mën a relever défi intégration genre après dinañ ko jox ki am meilleur reportage sensible jëm ci wàllu genre. directeur des Sénégalais de l'extérieur daal dinay jiite benn ndaje boo xam ni ci diwaanu Fatick gamu cosaano muy ndaje bu am solo bu li ko tax a jóg mooy jàppale jigéen ñi ci seen ay projet Souri Kaba la tudd. jagleel jigéen ñi ay financement lu toll ci $2 millions ak téeméeri junni jéego la ci njaal benn goo xam ne lañ ci jublu mooy fexe leen a jàppale ba ñu mën a financer seen ay projet ni ki itam génne leen ci ndóol soo de Mariam Gueye moo nekkoon suñu envoyé spécial ca Fatick. ñu ni ñooyee di sar xolleeka doori pooc ñii di jigéenu Fatick toll ci juróom fukk jot nañu $2 millions ak xaaj ci loxol directeur des Sénégalais de l'extérieur loolee ginnaaw ba ñu leen tàggatee ci diiru attaque genn wàll ci wàllu fruits et légumes ak ci wàllu cuup. Fatick toll na si jamono joo xam ne jigéen ñëpp a sonn ku si nekk yaa ngi jooy sa kër boo jooyu sa kër tamit yaa ngi jooy si biti loolu dafa war a deñ war na fi deñ li koy dindi nag mooy liggéey bi nag dama si gërëm sama jigéen ñi nga xam ne rusloowuñ ma benn yoon. financement yi nga xamante ne dañ ko jagleel jigéen ñi dañ ko def rek ngir jàppale leen ngir ñu mën a jàppale seenu njaboot waaye tamit fexee jëlee ndóol foofee ca Fatick. Le 8 mars 2014 on a évalué et c'est là où nous lañu jàppee woon organiser journée tey bi pour renforcer capacité wu femmes yi ba mën leen organiser en coopérative dans des domaines économiques identifiés boo leen formé nag ba pare waroo leen bàyyi ñu dem da nga leen war a jox ay jumtukaay yu ñu war a liggéeyee loolu moo tax ñu jox leen tey ku ci nekk 500 000 c'est une démarche de programme avec comme objectif le développement de Fatick. financement yooyu mu ngi bokk ci projet bu ñu duppee initiative femme ñu taxawal ko depuis 18 mois ca Fatick Véronique Diouf mi ñu dénk projet bi ne dina topp koppar yooyu bu baax ba jigéen ñi duñu ko pasaree. soo déggee Sénégal ak la muy jot ci wàllu investissement yi bàyyi ko ci réewu étranger yi càmbar nañu ko bu ñu xoolee réew yi am ay difficulté rek daanaka la Sénégal jiitu te loolee war nañu gën a mën a ubbi bunt yi ñeer ñi nga xam dañuy investir tey bàyyi ko ci bitim réew ndax dana participer bu baax itam ci wàllu koom-koomu Sénégal kon jàppandal gi mënta ñàkk ngir gën leen a ubbil bunt yi loolu ngi tukkee ci ndaje weccuwante xalaat mi ñu doon càmbar lépp lu jëm ci wàllu investissement fii ci Dakar Moustapha Ndoye moo ñu fa teewaloon. bi moom la rapport Sénuced jiital ci gox yi ci àddina bi ne moom moo ëppale li muy dugal koppor ci wàllub investissement lu soxal réewu Afrique yi ci rapport Sénuced bi nee nañu nag ni koppar yi duggsee lu ñu mën a am yaakaar la ndax yokk na ci ñeent ci téeméer yoo jël waaye ci Afrique sowu jant investissement bi nu muy duggsee dafa wàññeeku. investissement yi ñu jot daaw moo ëpp yu Sénégal jot ma xoolaat Burkina Faso. ma xool foofu aussi investissement yi ñu jot daaw moo ëpp yu Sénégal jot voilà donc
ci 8 pays yu ñu jël yëpp yoo xam ne si région bi la wala sous région bi ñoo ëpp performance Sénégal c'est pas que performance Sénégal dafa wàññeeku non mi ngi yokk mais nu muy yokkoo méngoowul ak performance yeneen pays yi. téeméer yoo jël fukk ak ñeent la toll te taxawaayu Sénégal ci biir tableau boobu luñ ci nemmeeku nag moo di yéexaay bu investissement yi di dugg si. war nañ bàyyi xel ci formation professionnelle. électricité dama ne Sénégal malgré position géographique am dafa enclavé. gouvernance bi aussi. Sénégal am na ay avantages yu mu ëppalee yenn dëkk yi yu mel ni Burkina Faso wala Libéria waaye nag li ñu gàllankoor ci gis-gisu waa SENUCED tënku na ci lii. bu ñu bëggee suñu réew mën a jot nag koppar yi bàyyi ko ci investissement ci àddina bi dañoo war a seetaat suñuy environnement des affaires gënal ko ndaxte waa SENUCED ci seen rapport bi wax nañ ni ñetti at yi di ñëw nag yokku kopparu investissement bi dina fës ci àddina. Sénégal yeewu ak dëj bu metti lool ni ki itam umma islam bi yépp xam-xam ci boppam itam jooy na ci Sénégal ak image bi ma di leen waaje wan kii ngeen xam ni dëddu na àdduna ñëpp na woon nañu ko ci wàllu xam-xam ràññoo ko itam lool ci wàllu xam-xam ci fi mu jaar ak itam conférence yi muy def ci àdduna bi ak ay téereem ak mbindam muy Serigne Barham Diop fàttaliku leen tuuti ci ay kàddoom. fàttali ma maanaam man tam piégé nañu ndax loolu du am mais ma ngay jujju beneen xeex boo xamul yow masal ne na ma solaat sama bubu maanaam ma nangu ndigal li ma dégg ndigal li ne ko waaye génnal sama boutique waa ji génn ba ci mbeddam buur mi ne na masal lay wax de mu ne mu taxaw fa wax ma lu ko neex wax photo bi lu ko neex man bàyyam ma tënk moo tax du ma tinkingu masal 24 heures minute par minute waaja rombaat fa bay tollo boutique ba am baara ñi ni bu jógee ci côté bi mi ngi toll ni duusu ba. lii la ñu dese ci moom di xool image am di déglu itam ay kàddoom waaye moom dëdd nañu bis ni ki tey mu nga génn àdduna ca Maroc oustaz El Hadji Ibrahima Barham Mamoun Diop ñëpp xam ko lool ci wàllu xam-xam ku mu tiim ay téereem ci mag ñi nekk ci Sénégal nga foog ni fa la jëm nekk ci kippaaruk Seyd Ibrahima Niass ñëpp xam ko itam ci wàllu njàmbaarteem di koy firndeel di kàddi seede yu bàyyeekoo ci kenn ci kër ga Baye Mamoun Niass. nga xam ne moom la ñàkk tey mu Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop nit la woon koo xam ne ku feesoon dell ak xam-xam la doomi Alaaji Mahmoud Diop la woon suñu mag ñi doonoon Cheikh Ibrahima Niass teel koo gëm ci la bokk li nga xamee ne yaru na ci loxo bàyyee ko jàngal majalis mu jàng xam-xam sa toog ci classe waaye mujj na nekk kéemtaan bàyyi bind ko këyit ne ko jëlal këyit yi waxal bañ boo waxee ñu jaawale ma ak yow ne Barhama moo wax képp ku ko xamul dégg nga ci Sénégal ci ay conférence ci bitim réew Maroc gii nga xam ne fa la gaañoo ci hôpital yi buur bi at bu jot weeru ko da daan toog buur bi toog mu def fa conférence arabe yëpp di laajte ndax kii nit ku ñuul la wala kii xanaa arabe bu ñuul la kooku moo gaañu tey kon Sénégal yëpp ñàkk nañ kilifa diine yëpp maa ngi leen di jaale kenn ku nekk ci ñoom waaye rawatina ki nga xam ne mooy sëriñam di xalifa Cheikh al Islam muy Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass di ko jaale sénégalais yi fépp fu ñu mën a nekk ak mboolem ummal islam yi nit ku baax la woon secrétaire yi Baye Niass la woon daf daan ànd ak moom. ñu ngi koy jaale mboolem umma islam bi yépp muy dëj bu metti lool ci umma islam bi foofu la ñuy ndax keppe pàcc bu njëkk xibaar yi ubbi waneen xët. Adja bi tey salaamaaleykum. aleykum salaam alaaji ñu tàmbalee xibaaru tàggat yaram ak lu soxal coupe du monde rawatina jongante bi nga xamante ne jamono ji waa Côte d'Ivoire ñi ngi koy jongante janoo ak waa Grèce ñu dellu si waat ci ñoom ñu am ay chance war a dem ci 8e de finale yu coupe du monde waaye faw ñu dóor Grèce wala ñu am ak ñoom match nul mu mel ne kii di Amadou Diop Boy Bandi nekk ancien international sénégalais am ay kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci bile jongante. War moo yore destin ci loxoom parce que boo xoolee mathématiquement ni mbir mi tëddee bu amee point sax rëcc na mais genre match yooyu nag ñooy match yi nga xam ne mooy match yu doy waar sport moom mënoo ci natt dara mais comme ñoom xam nañu ni ay occasion la def naa ni duñ ko bàyyi mu rëcc mais pour loolu nag il faut ñu def ci li ci war ñu football sérieusement équipe bi concentré wu de la première à la 90 minutes beneen bi nag mentalement comme ñu taxaw daal di nekk ni tey occasion la dañ ko war a jël mais si loolu nag li mu laaj dafa bëri ndax dina yomb mënul yomb parce que tout simplement amul équipe bu ndaw ci compétition bi nit ki boo koy rey sax dina ñëw donc voilà ñoom ñoo yore seen carte seen loxo donc waruñu ko bàyyi mu rëcc.
di fàttali ne Japon ñoom tamit ñi ngi jongante ak Colombie léegi sax ñu dem ci premier mi-temps waaye Colombie moo rawagum benn bal ci dara ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Côte d'Ivoire tamit dañ leen dugal benn but ci dara su weesoo bi lay jongante sànq ci bi ñeenti waxtu jotee ca Belo Horizonte Costa Rica moom jàll na ci wàllu huitième de finale yi seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Angleterre ak beneen nation boo xamante ne ma nga cosaanoo ca Europe di Italie ñoom dañu nërmeelu ci groupe bi ñu dippee groupe de la mort di groupe D ki nga xamante ne moom mooy Pape Cheikh Sylla am ab jàngat bu mu ñu defal ci ñaar nation yoo xamante ne ay nation football lañ di Angleterre ak Italie te teel a génn ci compétition bi. bàyyi Italie gannaaw Espagne Italie ñibbi na këram ànd ceeg Angleterre ci poulam kon poulu Italie ca cëppaandaw la lu kenn xaarul woon moo fa am Costa Rica ak Uruguay ñoom ñoo jiitu ñoom ñoo dem ci huitième de finale yi Italie ak Angleterre dem ñibbi seen kër mu mel ne mondial bu Brésil bi européens yi neexlee guñ ci am na sax ñuy tàmbalee wax ne tàngaay ba fa nekk bokk na ci li ko expliqué donte ne réew yi nekk tamit ci Amérique latine li ëpp ci seen joueurs yi ci Europe googule la ñuy évoluer lu ci mënti am Italie ñibbi na tey demul sax ci huitième de finale yi mu doon séisme ci réew boo xamante ni football nu mu koy dundee dafa jéggi dayoo réew Italie footballeur yi bu ñu fa grévé sax dafay mel ne réew mi dafa dee mu doon kon lu war a mën a indi crise ci seen football boobule ci lu gën a yaatu ci seen réew ndaxte fi mu nekk ni club yu Italie sax dañoo bokkatul ci yi ñu gën a ràññee ci déndu Europe rawatina ci football coupe du monde bi ak ay surprise am mu mel ne kon jeexagul. bokk na ci li ñu nemmeeku ci ginnaaw match boobu mooy ki jiite fédération italienne bu football moom tekki na ndombol tànkam ka leen di tàggat tamit di César Pandrelli moom tamit teggi na ndombol tànkam démb nag waa Cameroun jéem nañu wax dëgg yàlla résister ci kanamu Brésil ba xaw nañ leen andil sax tuuti njàqare ci premier mi-temps bu njëkk ba waaye ca njeexital la Brésil moo daan Cameroun 4 bal ci benn ñoom jàll ci wàllu huitième de finale yi war a dajeek samedi ji waa Chili keneen di waa Mexique nekk ñaareel ci groupe A boobu moom dana daje ak Pays-Bas loolu dimanche la ca Bignona la ñu jëm addu ci forum civil mi amal ab randonnée pédestre ngir ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu politique rawatina jafe-jafe yi ak fitna gi ñu nemmeeku ci jamonoy élection jamonoy jongante locale yi di leen ñaax ñu ànd dal ak tey dañuy dem ca Bignona fekk fa ka ñu fa teewal di Abdourahmane Diallo. ngi ci biir campagne électorale bu locale bu ñuy amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bi ñu nekk di am moment bi nga xamante ne forum civil daal na ko tànn pour amal ab randonnée pédestre ngir sensibiliser askan wi rawatina ndaw ñi ci lépp li nga xamante ne moom moo jëm ci les élections. ngi ñaan jeunes yi ñu bañ ñu emporter leen ci violence bi jeune bu ñëw ne la dama lay fay nangam pour nga dem defal ma lii du bon wax ko ni man jubluwuma ci loolu maa ngi yor sama carte damay toog déglu leen ba bés vote bi bu jotee ma dem voté ma dellu si waat ñëw toog sama kër xaar ñu proclamer di yor affaire mbirum résultat yi ñu def seen liggéey ñu proclamer ñu résultat yi. forum civil daan na invité tamit ñi nga xamante ne ñoo di acteurs politiques yu nekk ca région bu Ziguinchor ngir ñu amal ay élections yu mucc ayib. un appel à d'abord ci état-major coalition politique yëpp pour wax leen ni nañu def seen campagne ci dal ci teey ci jàmm ak salaam ci respecter seeni adversaire ci respecter seeni bopp ci respecter population Bignona. ca biir commune bu Bignona forum civil jàpp na ne dina auditionner candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg mairie ba ci ñaar fukki fan ak ci weer wi ñu nekk bile activité nag nañ ko amal ci bépp collectivité locale bu nekk fii ca diwaanu Casamance. mu doon ab randonnée pédestre boo xamante ne ñi nekk forum civil ba nekk ca Bignona ñoom ñoo ko amal di ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñooy acteurs politiques yi ñu ànd tey ak dal ci jongante yi ñu jëm di élection locale jamono ji ñu ngi ci campagne bi léegi sax alaaji ñëw ci journal de la campagne bi ñu jagleel yilee jongante alaaji tey li moo ndar képp xibaaru tàggat yaram yi ca Bignona mu nekk message bu am solo. lay jaajëfal Adja bi tey loolu am solo la ndax jamono ji dañu nemmeeku violence yi bari lool ci géopolitique bi ci Sénégal kon ñaax leen lu ci am solo la ma bàyyi la nga dem feexlu ji ah. d'accord ba suba incha allah. mu ubbi waneen xët kon yéen kay lay doon ñu ci ànd ak El Hadji Ahmed Aïdara. Bismillah
cey wàllum fitna gi ci élection yi la direct info ne dara ja day tuuru na ca Kër Massar ge allahu akbar ma ne la commune la goo xam ne kon fi mu nekk ni mi ngi jax-jaxi de diggante mouvement citoyen bi visa nga xam ne Alassane Ngom ma jiite kon ravin ge moo ko jiite waaw ak ànd léngoo liggéey Sénégal bu Abdoulaye Sow waaw chargé de communication Alassane Ngom day di Mamadou Wade waaw nee na Alassane Ngom moom daal chauffeuram ak jarbaatam kon la àndaloon di def kon ay proximité di dugg ci biir kër yi kon di seet ay militants ak loole ñaari waay yoo xam ne nag Abdoulaye Sow kon la ñu àndal day daal di jóge fee daal di dikk kon daan di leen pompe ma ne pompe leen ba pare daal di jël benn paaka jam ko Alassane Ngom ca bët ba la ilaha illallah Abdoulaye Sow nee na Alassane Ngom ci boppam kon moo yore fetal daal di tiire kon ca kaw waaye Mamadou Wade day waat ne laa lay wax ni le ne Alassane Ngom tiirewul daa termine yéene kay ne Alassane Ngom moo mais candidat ca mairie bu Kër Massar dañu koo caxat-caxatee réew mi quotidien ne Alassane Ngom day candidat ca mairie bu Kër Massar googe dañu ko attaqué door ko ba pare daal di koy teg loxo Mamadou Wade ma ànd ak moom day ci direct info nee na gendarme bi daal dinañuy expliquer nag lan moo tax kon ñu teg loxo Alassane Ngom moo mais mooy Alassane Ngom daa yoroon ngànnaay libération yéene kay ne gis nga Medina waaw fit na ka daal dinay jógati de marti Italie diggante ñi ànd ak Bamba Fall ak ñi nga xam ne kon ñoo ànd ak Seydou Gueye maa la ko wax de ma ne la nguur gi ci boppam laa lay wax nii bu gaawulee kon jël ay matukaay ngir fitna gi nga xam ne nag maanaam moom la ñu nimiku daal ci campagne bi lé daal di koy dakkal dana jafe lool askan wi ci boppam daal di dem kon wote ji suba teelu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin laa la wax parce que yow boo ca génnee Médina ak yeneen i communes yu ci mel ni kon Grand Yoff ma ne la fitna gi day fi mu nekk nii mi ngi commencé dugg nag ci Dakar Plateau maa la wax loolu parce que soldaaru Alindo yii nee nañu taxaw nañu de fi mu nekk nii waaw ngir daal ku leen ko sambañ ñu saañ la ko laa lay wax ni ba mu très bien saañante bi nekkul foofee kese de déedéet direct info ne Benno Aar Yoff waaw daal di nañuy weddi laa lay wax nii Diouf Sarr parce que Birame Gningue Kati Cissé woon ak Moustapha Ndir nee nañu ñoom daal ci benn revue de presse daal la ñu dégg ñu naan waa Aar Yoff googe ñoo attaque permanence su Diouf Sarr nee nañu c'est pas vrai du dëgg intoxication la si wal yéene kay ne coow la am ca Touba ge Moustapha Cissé Lo day daal dina jéggalu nag askanu murit gépp Moustapha Cissé Lo ne kaddu yu ñu ne kon man maa ko wax loolee waxuma ko waaye teewul nag maa ngi jéggalu Serigne Moussa Nawel maa ngi jéggalu Serigne Mountakha maa ngi jéggalu xalif général kullu murit Serigne Sidi Matar Mbacké balay sa enquête yéene kay ne Fou Malade kay nee na daal policier ci boppam kon nañuy lekk mbuxum laa la wax te Fou Malade nag ci kanamu kilifa yi la ko waxee Abdoulaye Daouda Diallo ministre de l'intérieur ak directeur général de la police nationale nee ma ana waaw waaye Fou Malade day démb ba mu jàkkaarloo kon ak attekat yi la mu xamle daal mooy moom kaddu yi mu yëkkati ni le neneen lañu ko waxee lu bokkul ak moom nam ko waxee boobee benn ñaar da doon ñaax police yi ngir ñu gën a dimbali kon askan wi le ci seen wàllum kaaraange waaw tër maam Adama Gueye di avocat Fou Malade ci tribune yéene kay ne kumba am ndey kumba amul ndey la c'est de l'injustice birima ci tribune yéene kay ne Fou Malade day boo sàgganee danañu ko denc laa lay wax ni juróom benn weer ci kaso bi le allahu akbar ginnaaw ba ma xam lee ne police yii dañuy lekk mbuxum laa la wax te moo ni day ay waxtu rek laata suñu justice bu réew génnee na ci kaso bi li ci tolloo fukk ak juróom-ñeent laa lay wax ni ci ay nit ñoo xam ne dañoo jàpp kon ay kër ak boulangerie ak katkaatu Moustapha Cissé Lo daal di leen taal ci taal goo xam ne nag ñoom fukk ak juróom-ñeent yoo yee ñoo ko tey waaw te moo ni Fou Malade day jéggalu na teewul bàyyi nañ ko kon ci kaso bi le fukk ak juróom-ñeent yoo yee nga xam ne kon ñoo taal ay kër Moustapha Cissé Lo waaw mais bu leen neexee léegi nag ñu ngandul ne ñun ñoo def kon liggéey bu salte bi la yéene kaay gi ne ginnaaw Moustapha Cissé Lo kan moo ciy topp laa la wax après Cissé Lo à qui le tour moo jara laaj de enquête yéene kaay ne jamonoy Abdou Diouf ba léegi kon ñu ngi dund lii waaw parce que njiital Moustarchidine wal Moustarchidaty di Moustapha Sy fii la taxaw xam le ne Abdou Diouf mii day def ay sacrifice humain day rey ay nit ngir mën a yàgg ci nguur gi maa la ko wax te Abdou Diouf ñamewu ko woon a téye de déedéet ci ab manifestation opposition bi daal la Serigne Moustapha Sy xam le ne la rey maître Babacar Seye moom yor na ci ay élément Abdou Diouf ca la profito daal di koy teg loxo atu yàlla la njiital Moustarchidine kon def ci kaso bi le ñu génnee ko te aatewuñu boobee benn ñaar 1990 coowal Pape Malick Diop a ngi nii fàtte xaju fi ci kër laaye nii la bokk Abdou Diouf jox ko autorisation mu ne day tabax kon ay cité sénégalais yu baree bari kon joxe seeni millions yi millions ay téeméeri millions moom sëñ bi Diop ne tungaañ xaalis ba joxewul caabi kër ne mes ne menteng daw ca kër xalif généraluk laayeen ne fa faax toog ñu daal di koy rawale mu dem ca bitim réew gée mbir ma mujjul fenn jamonoy Abdoulaye Wade it gis nañ digganteem ak Sidi Lamine Niass waaw ma ne la Sidi Lamine Niass këram nga di Walf Fadjri la ay taalibe Serigne Modou Kara dugg daal di koy caxatee yàqate kon kër ga Sidi Lamine Niass génn daal di tuumal Abdoulaye Wade ne j'accuse Abdoulaye Wade la taalibe Serigne Modou Kara yoo jee kenn attewule mbir mi mujjul fenn au contraire Abdoulaye Wade olbatikuwaat jël ñeenti téeméer ci ay millions 400 millions daal di koy ndàmpee Sidi Lamine
Niass waaye Samba waaw enquête yéene kay ne suñu république bi kay mais Idrissa Seck ko sauvé waaw ak coowal Khadim Bousso bi laa lay wax nii coowa doxoon digganteem ak BICIS 2 milliards ñu teg ko loxo yóbbu ko pavillon spécial mu rëccee fa daw Touba Idrissa Seck ne nañ leen ko jëli waa brigade d'intervention polyvalente ba ñu duggee ca bërëb bu tedd boobu di Touba di jëli Khadim Bousso ca lañ na balu fete la nga ca bopp Bousso bi inna lillahi wa inna ilayhi raji enquête yéene kay ne Mimi Touré tamit sauvé na république bi waaw ak coowal Cheikh Béthio Thioune mi ñu tudd kon ci ay doomu aadama yu ñàkk seenu bakkan Mimi Touré moo nekkoon ministre de la justice ne nañ leen jëli Cheikh Béthio Thioune ca Medinatul Salaam kon ca Mbuur waaw te ko loxo may ko liberté provisoire mooy lii en attendant nag ñu koy ate cour d'assises waaw wooy laa ilaha illallah alaaji tàngoor wii mënu ma cee teg dara lu dul alaaji tëjal maa ngi lay jaajëfal El Hadj Ahmed Aidara mbokk yi ñu xuus ci xibaar yi yegsi nañ ci ndax képp teefu ni ñu miine woon xibaar yi waaye depuis campagne bi commencé ak léegi pàcc gu mujj gi ñu koy jaglal xibaaru campagne yi lay doon tey am nañu fi ñaari xibaaru campagne bu